Le mouvement Aly Ngouille Ndiaye, derrière le président Macky Sall, sous la direction de son coordinateur Mayata Ndiaye en Italie, lance officiellement la cellule de Milan. waaw wax ngeen dëgg bu ñu xam ne sa pàq da ngay fokk sa mbaxana loolu am Marème Ndiaye ngoog di dugg si ànd ak Guy Fama Ndiaye waaye ànd ak ñi nga xam ni Jolof lañu jógee loolu mën naa ne Marème looloo mën a am bis bu mel nii boo amee ngeen woote ko ci dëkk bi te doom ji dama wax ni ma nga juddoo Pétersa mais tey ñu ngi koy ngeen def fii ci Milan kon du mën a yomb tey du mën a yomb looloo tax tey jii li jóge Jolof lépp ak li jóge Kajoor lépp ak li nekk Milan lépp te soppee affaire nekk suñu gannaaw waaw lu mu doon day nuroog loola. ci Facebook bi gis fi sa photo xoolal ana ñu la bëgg ana ñu la aimé xoolal say kontar duñu bég biñ yóbboo rigal xoolal Marème nu oto dina daw saxaar dina korne oto raay riir ba mbëkk Kaaba ga njool ma taxaw sëñ Fallu ne tubaay suñu Makka kaay leen ñu aji way Makka wàllu ngoone Fatuma ca bara ey ana ñu ko bëgg ñaa ngi ni ana ñu ko bëgg ñu bëgg laa wax nañu réussir lu mu doon ndax dañoo jóge ci ay destination yi wuute yu sori te ay kilifa boo gisee su nekk ci ginnaaw la présidente du mouvement des forces jóge ba Modena président Macky Sall ñu ko yeewee jigéen ñaa ngoogu mu ànd ak une forte délégation nga xool fii ci coordinateur national Marème Ndiaye sa xel war naa dal waaye sa yaakaar war naa dër algori bi nag président Ndiaye ne keroog ba mu jógee Guinée bu di kaatal fii xam nga ñu durus ci gën nga Jolof yaakaari Jolof muy Aly Ngouille Ndiaye mi la jox lii war ngaa xam ne sa xel war naa dal sa yaakaar war naa dër parce que séegi nii barki dee boo Ndiaye la jëliwoon ca Makkatal mu karam ma nga ne soog ànd ak soxnaam jógee ba Bologna ànd ak ki nga xamante ni APR Italie bépp ndaw ñi moo leen jiite muy Aïssata Diallo mu jógee ba Bologna ñëw toog ma nga ne kon bu ñu ñëwee fii xoolal kële Marinol Valera jógee ba Ancona def ay feebar ci bari ànd ak une forte délégation bu ñëwee fii lii di nga leen xam waaye am na ñoo xamante ne xamoo leen waaye nag Marème Ndiaye sa xel war naa dal waaye sa yaakaar war naa dër suñu consul Rokhaya dama ne Rokhaya Ba Touré egsi na kooku mooy kan mooy ki fi Macky teg laa ilaaha illallaah Rokhaya Ba Touré egsi na yow li may wax rek jubal ba ñu koot ci say bañ dëng doomi jàmbur ku ko yàq danga koo jur xolal def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen ni bi ngeen ko defut ni ko yàlla def mu jaaxal leen fal falaale rek billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin lil fatih lima uxliqa wal xaatimi lima sabaxa naasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aqa qadri wa miqdaril azim ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayyidil awwalina wal axirin ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu jotaay bi di nuyu suñu invité yi di dalal ñëpp bismillah ci mouvement Madanit un mouvement de soutien derrière monsieur Aly Ngouille Ndiaye derrière le président de la République du Sénégal pour sa réélection ñuy recevoir tey jii nag bëggoon a tàmbale ci kaddu gi rek Serigne Modou Gueye bu Piacenza bëggoon koo jox mu ubbi jotaay bi def ñaan comme niñ ko faral di defee ensuite ñu ñëw ci invité yi ak waxtaan bi ñu ngi leen di dalal jàmm bienvenue tout le monde bismillah sëñ Modou Gueye ñu ngi lay jox kàddu gi pour commencer jotaay bi alhamdulillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokku jullit yi mbokku taalibe yi waa mouvement de asalaamualeykum wa rahmatullah yàlla na jàmmi yàlla ak barkeb yàlla ak yërmande yàlla sottee ko suñ kaw daj àdduna bi yëpp maanaam alxuraan daf ñu wax ne bu ñuy dugg ci néeg mu ne nañ jaar ci bunt bi day bañ ñu sonn kon bala ñoo def dara mooy ndajeem jullit nañ tàllal loxo ñaan yàlla ndaje moo xam day ànd ak jàmm ak réussite kon ñu def Fatiha fàllaxi ak naasi
tëjee ko ñetti salaatul fatiha ñaan jàmm ak réussite bismillah. na yàlla faj aaju yëpp ñi nga xam ne dañ fee nekkoon ak ñun te yàlla jëlee leen fi yal na yàlla yërëm leen suñ mouvement bi yal na ci yàlla def réussite xam naa damay jox gone ñëw ñu tàmbali ba ca kanam waaye ci gàttal rek tey dama def li mellantaan defoon ba mu bokkee ci course bi moom bi mu bokkee ci course bi te xam ne mënul daw dafa dem rek dugg ci poosu premier bi bi waa ji dawee yëkk ci loxo ne maay premier mu génn ci poche mu yëkk ci loxo ne maay premier maanaam bi ma xoolee ne mouvement bi day dem ku jàpp mu dem boo jàpp tit mu dem ma ñëw rek ànd ak ñoom jàpp ci pour mu dem kon xam naa bu ci kanamee danaa des incha allah. jërëjëf Serigne Modou. jazakumullahu xayran jërëjëf. gannaaw ba ñu santee Serigne Modou Gueye ñu ngi lay jaajëfal kàddu yi rafet na. kon nag madame la présidente ñu ngi lay jaajëfal moom moo ñu fi dajale tey ci cellule Milan bi ñu di ko présenté. muy maam Maram Ndiaye di suñu mag aussi nekk nit ku baax macha allah bokk section APR bu Milan ñu xam ko ci politique bi xam ko ci yëngu-yëngu yi mu nekk nag koo xamante ne macha allah dafa yaatu ginnaaw boot ñëpp wuy si nañu ko nag woote na wuy si nañu ko donc loolu rek lañ ci amoon lu ñuy wax ndax saabu du fóot boppam mënuma wax ci moom. yow doo wax ci moom man maay wax ci moom. commencé rek successivement ñu wax leen suñu invité yi ñu ngi commencé à notre droite muy monsieur Pape Diaw le coordinateur de la DSE en Italie Pape Diaw ñu ngi lay nuyu di la jaar di ci teg monsieur Bassirou Ndiaye directeur de cabinet du ministre Aly Ngouille Ndiaye jógee Dakar nekk une de nos invités à l'honneur monsieur Ndiaye di ci teg madame Rokhaya Batouré consul général de Milan, du Sénégal au Milan, je dois dire, autant pour moi. D'ici, monsieur Mayata Ndiaye, coordinateur du mouvement Danil en Italie. D'ici, Mme Maram Ndiaye, présidente des femmes, au cellule Milan. D'ici, Mme Fatou Dupont, présidente du mouvement des femmes en Italie. kon suñu invité yi risque na ndax am nañ ñëpp ci kaw table ji tey am nañ monsieur le président de la république ci kaw table ji am nañ ci kaw table ji notre ministre de l'intérieur ak ñeneen yaa aussi madame Gaye Milane la femme du ministre de l'intérieur. ngeen def ndànk soxna si ministre ñëw na. voilà. taxawal ñu xool la taxawal ñu wax la sa jikko yi jëkkër taxawal fii ñu wax la sa jëf ni nga nekkee say jàmmeñ ni nga nekkee say jabar kon boo ñëwee fii war nañoo jóg taxaw ba ñu xam ni ñëw nga fii dama ni sa borom kër a waral lii waaye yàqoo ci dara ndax xar bay dimbali sàkket du nekk ba sàkket dem mu soog a taxaw day ànd ak sàkket taxaw yow suxlu woo sa borom kër looloo tax jërëjëf. dama ni aaw buri këram yegg si na dama ni xeer ba tey sàkket da cay daru sa ñëkk yi nee nañ jërëjëf ndax bu doon ngaa toog Sénégal ni damay toog ak sama jëkkër ooma seen jot waaye dangaa ñëw bokk ak ñoom bés bi kon boo ñëwee dinañ kontaan parce que li nga def dafa doon loo xam ne yombul. waaw comme niñ ko annoncé woon au début rek yaakaar naa présenté nañ leen ko avant muy ñëw moom moo manqué woon ci suñu jotaay bi donc yegg si na madame Gaye Milane bienvenue moo ngi lay dalal jàmm comme niñ ko waxee et comme ni ma koy faral di wax rek. Chaque fois dañuy wax naan derrière chaque grand homme il y a toujours une grande dame et que cela aussi se justifie aujourd'hui par la présence de madame Gaye Milane donc ñu ngi kontaan di ko recevoir macha allah donc pour ne pas perdre du temps rek Maram Ndiaye comme ni ñu ko annoncé woon ñu bàyyee la kaddu gi nga sànni ci nit wala sànni macha allah. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. bi ma jullee si yàlla sant si sama ñaari waajur yi. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant
di leen wax ka ni kontaan naa vraiment ni ma kontaanee mënuma sax wax parce que dama émotionné woote ñu wuy si la rek dafa neex waaw di gërëm di ci jaar rek nag di gërëm ñëpp di ci tàmbalee koo xamante ni dafa foor ci man waaw dafa foor ci man muy sama mag joo xamante ni du sama mag sax sama papa la papa rek laa ko mën di wooyee parce que damay naan lu jig njaag rek moom mooy njaag waaw lépp moo ma dugal ci dëkk bi lu ma am ci dëkk bi suba ba ngoon jot dama naan yàlla ak moom damay sax di ko ñaanal rek yàlla may ko fan bu gudd waaw lépp lu mu yóotu yàlla yombalal ko ko vraiment mënu ma ko fay bi ma jógee ci yoolu di remercier ñi nga xamante ni invité nañ leen ñu dagg seeni soxla yépp ñëw wuyu si ñu di ci tàmbalee rek ci madame le consul général di madame Rokhaya Batouré Rokhaya jërëjëf ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ak salaam vraiment programme yi bëri woon na tey mënoon nga ñu tëb waaye da nga ne rek da ngay ànd ak ñun ba mu jeex tàkk su ma jógee maa ngi gërëm le coordinateur DSE muy Pape Boulé Diaw nga xamante ni man ak moom dama ko naan ñoo bokk suñu bawal mu ngi nii toog Pape jërëjëf sa taxawaay rafet na bu ma ci jógee maa ngi gërëm la coordinatrice de toutes les femmes apéristes d'Italie muy Fatou Dupont Fatou jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant sa taxawaay rafet na waaw su ma si jógee nag damay gërëm na délégation yi nga xamante ni ñoo jóge Sénégal ñoo wuy si ñu nga xamante ni monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye moo leen yebal monsieur Bass Ndiaye jiite ko Bass mu ngi nii toog Bass bismillah jërëjëf ñu ngi lay remercier bi ma si jógee ma teg ci sama jabar la dama koy ñaanal yàlla muy soxna Gay Wilane ndax mooy jabar joo xamante ni dafa baax ci ay jëkkëram macha allah lii ma sol nii ak li ma yendoo tey moo ma ko indil te du loolu de yamul foofu de daf ko commencé événement bu ma am moo may solal tey dinaa leen ko leerala dinaa leen ko wax munoon na fi sax bañ a ñàkk mais ku la defal lu baax maa ngi gërëm sama jabar vraiment bu ma si jógee nag maa ngi gërëm ki nga xamante ni moo tax ñu teew fii ki nga xam ne lu tax moo tax muy monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye waaw maa ngi koy gërëm di ko sant di ko nuyu nag waaw di ko sargal lii lépp moom la waaw ñu suñu taxawee ànd di liggéey rek nekk ci ginnaawam fas yéene joxante loxo liggéey rek ànd ak moom jàppale son excellence monsieur le président Macky Sall mu jàll en premier tour 2019 loolu moo ñu tax di sonn guddeeg bëccëg moo waral suñu ndaje bi te macha allah dafay nit boo xamante ni dafa dëggu dafa baax vraiment am jom bëgg réewam bëgg Sénégal bëgg président Macky Sall damay wax ne rek moom mooy bàyyi Fallou sax son excellence monsieur le président Macky Sall su ma fi jógee nag maa ngi gërëm waa Limbiyaate yépp nag damay naan waa Limbiyaate dama koy wax rek mu ëmb lépp nag waaw ndax de waa Limbiyaate dañ maa taxawuma lii lépp ñoom la ñoo ma lijjantil waaw jiital ci nag sama càmmiñ boo xamante ni mooy Ngisali Sarr mooy koo xamante ni damaa yàgg ak moom moo ma dalal Italie ba ma ko waxee ne ko damaa am programme ba mu boobu ba léegi nelawatul guddi nelawatul bëccëg ngir lii lépp moom la su ma fa jógee di gërëm association yi nekk fii yëpp nag waaw association yi nga xamante ni ñu ngi fii nekk ci biir Limbiyaate ñi nga xamante ni ñoo nekk ci waañ bi di ma doon ma toggal démb ba léegi ñu ngi fanaan ci waañ bi yenn ci waañ bi mënuma leen a fay te soxna Seck sama jabar jiite ko maa ngi leen di gërëm ak ñoom ma jigéen maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni jërë ngeen jëf kontaan naa su ma fa jógee maa ngi gërëm nag sama waa section muy section APR Milan maa ngi leen di gërëm nga xamante ni son excellence madame Khady Sall moo ko ji biir consul madame Khady Sall moo ko jiite tey nekk fi waaye xolam ak xelam yëpp mi ngi fi ñoom Adja Mbodj ngi ñuy toog ñoom Alamina ngi ñuy toog Adama Diakité ñoom ñëpp a ngi ñuy toog maa ngi leen di remercier di def nag mention spéciale à monsieur Babacar Sy waaw moom it ku ma jàppale ci sama bés bi la waaw Babacar moom Ngisali Sarr mënuma leen a fay maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment dafay loo xamante ni il faut que ma wax ko temps bi gàtt na mais il faut que ma wax ko
di gërëm ñëpp nag di gërëm waa Yaksem Sa di gërëm waa Farma waaw di gërëm waa Tréviso Awa Ndiaye ngi nii toog di gërëm waa Milan ñëpp di gërëm ñëpp nag sama xarit yeeg sama rakk yi ñëpp maa ngi leen di gërëm fàttewuma kenn ku ma limee damay juum di gërëm nag Alaaji Ousmane Mbaye nee nga xamante ni sama mag la sama xarit la ak ñi mu ànd ak ñëpp maa ngi leen di gërëm man daal su ma fi nekkee di lim yaakaar naa dinaa juum moo tax damay gërëm ñëpp waa Parma fàttewuma kenn waa la lentaate di Sévéso bu dee nga ne le toog waa fàttewuma sama jabar ajaama nga ne le toog fàttewuma kenn daal maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax daal liggéey baa ngi nii nañu jàppante loxo nee naa leen ñoo bokk peut-être bokkuñu fu ñuy rooteendoo de waaye ñoo bokk fu ñuy sotteendoo nañ leen jàppante loxo liggéey ndax li ci des bëreetul mois de février yaakaar naa li ci des bëreetul ñu liggéey dëkk bi ndax ñu mën a gagné élection yi lii maa ngi gërëm tamit sama mag muy Marie Noël Berera ma nga ne leen toog maa ngi lay gërëm di la sant fàttewuma kenn daal fàttewuma kenn na ngeen ma baal ak jërëjëf waaw su ma fekkee ne wax bi bëgg na maa ngi jégalu bu ci man jërëjëf merci beaucoup. maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñi ñu bokkal taabal bi yëpp di nuyu ñi ñu bokkal saal bi ñëpp di ñaan jàmm di ñaanal leen jàmm di ñaan yàlla mu boole ñu defal jàmm di remercier bu baax particulièrement suma sœur moo bokkal Bawal maa gondoog moom muy maram tey nag moo kontaan ndax dama fee gisaale wax sama grand waa ni ba ma ko gëjee gis ak léegi am na 14 ans ma jàppaat tey ci loxo bi ne ko taraga ngi ni di rafetlu jotaay bi di nuyu ak ñi ci toobal bi ñëpp leen jox seen wàcc wàcc di nuyu suñu gan yi di nuyu Fonsine di ñaan yàlla vraiment mouvement bi lépp lu ngeen ci xaar yàlla may leen ngeen yeggali ko ak jàmm engagé wu envers le président daf ñuy jox cawarte ñu nit ñu dugal ci suñu loxo ci liggéey boobu ca ànd bi rafet na parce que bi mu commencé woon ak léegi cër bu ci APR moom jox nañ ko taxawaay buñ ci war a taxaw aussi ñu ngi ko ciy taxaw kon ñi ngi rafetlu li fi nekk comme temps bi dafa xat wax ji du mën a gudd mais ñi ngi leen di sant leen gërëm dina wax ne aussi ñëw nañu ànd ak le chargé de la communication bu DSO APR muy Abdoul Ba mi ngi ci toog ñëw nañu ànd ak Alain Youssou Mbaye bi doon wax léegi muy communicateur traditionnel yi ñëw nañu ànd aussi vraiment ak Patrick Bon ni mu àndee ñun di président mouvement des femmes bi comme ni ñu ko présenté léegi ak Alain yi Pape Cissé nga xamante ne moo bokk ci Koudia yi liggéey dana marqué ren ñu koy ñaanal aussi kàlla gi ràpp ci xol boobu ak fekk Ousmane lay fekk waa Milan yëpp kon duñ def lu dul ànd aussi ak Mor Birame Gueye nga xam ne moo nekk ci chargé stratégie politique di wax ne daal mbir mi rafet na yàlla ko yàlla mottali ngeen di egg ci fi ngeen ci soxla bëgg a dem di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne wax dëgg yàlla que yàlla may ñu li ñu ànd di defar au soir du 24 février ñu jox ndam président comme niñ ko joxe woon en 2012 avant 20 heures incha allah jërëjëf. jërëjëf monsieur Pape Diaw merci ñu ngi lay sant kon bu ko defee ñu jox kàddu gi madame Rokhaya Ba Touré consul général du Sénégal à Milan. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum mbokk yi may nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen nag balu ak gannaaw ma leen bale ak ba noppi waaye nag di dalal ak jàmm suñu gan ñi nga xamante ni ñoo ñu fekk ci ndax man nee naa ku jóge Sénégal rek ñëw Italie ñëw Milan rawatina sama gan personnellement ngay doon di ko njëkkee nag ci ki nga xamante ni moo suñu soxnaay ministre waaye ñun laata ministre bi di wax sax dafay suñu camarade di suñu xarit di diisoo ak ñun di suñu conseiller di wax madame Ndiaye di nuyu itam le coordonnateur du mouvement bi nga xamante ni ñoo ñu fi invité tey waaye nag comme damaa xaw a féministe tuuti mais jël nuyoo bi di ko teg te xam naa coordonnateur dina ma ko may ci loxo Maam Maram te bu ko tegee ci loxo Maam Maram moo tasaareel ma ko ci militant yi ci nekk ñëpp waaye di am kenn koo xamante ni nag day homme de confiance ministre bi muy kan muy Bassirou Ndiaye ñu leen naan dalalal jàmm yaa ngi sa biir njaboot
fekk fii la présidente du mouvement des femmes APR muy Fatou Dupont ñu ngi lay jox sa wàccuwaay waaye nag am kenn koo xamante ni dafay koo xamante ni moo uuf ñëpp boot ñëpp ndax képp kuy liggéeyal Macky Sall am naa yaakaar ne moom mi ngay jàppale kon muy kan di Pape Boulé Diaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte ak contentement wax dëgg yàlla comme ni ko kii sama mbokk yi di waxee teew tey jii ci seen événement bi ndaxte nag ki ñuy liggéeyal mën naa ne dafa neex a liggéeyal am na ku ko wax sànq Youssou Mbaye wax na ko muy un président mu neex a wax ndax ku fi bàyyi bilan man conseil général moom damay gën a sawar di ko wax ndax bilan bi dafa macha allah dafa yaar te kenn ku si nekk mën nga tee wax am na temps ma ne leen liggéey bi géej la ku ne yor sa potu ndaa waaye mbalka bañ tey sotti ngala nañ fekk ba si mbalka di fees ba waagaraar kon nag mouvement yi man yokkute rek laa gis ak massification kon nag lii ngeen tàmbaleeg bisimilah maa ngi ñaan yàlla ngeen yeggale ko ak alhamdulilah waaye xam nga la may yekkatal ga muy le 24 au soir du 24 buñ ne oui ñëpp ne wiiw ñëpp ne président delluwaatal au deuxième mandat dinaan rek kàddu yi mënta gudd ndaxte comme dañ ñoo invité xam naa ñuy jógee Sénégal ñëw ngeen bëgg a déglu kon nañ leen may ñu déglu ci waa Sénégal di leen ñaanal rek ngeen yeggali ak seen sago yal na yàlla def lépp ak jàmm asalaamaaleykum jazakumullahu khairan. Merci beaucoup madame consul à Milan, merci beaucoup kàddu yi rafet na kon ñu ciy teg rek madame Fatou Dupont présidente des femmes APR Italie jigéen ñi daal lu ñu dugal seen loxo rek mu dem macha allah daal à l'honneur les femmes. kii ñu bëgg a jox kàddu gi dégg ngeen li ci conseil général léegi wax kon mën nañ coo bañ a jaaraat ca loola ku yaru ku ami teggin ku bëgg liggéeyam waaye ku bëgg président di guddeem di bëccëgam lépp jëbal na ko président ku mu am ak kuy ànd ak moom kuy soppeem président de la république moom daal bam ne waaw ba tey loolu jigéen ñi di def daal la def sëy si ba nu fi seey fa loolu la def ca parti ba muy kan muy Fatou Dupont kon Fatou li tax consul wax léegi nii yëf yi mënunoo dem bàyyi jigéen ñi man de moom la àndal jigéen ñii de buñ leen bàyyee duñu dem a'uuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum waa Milan asalaamaaleykum kilifa aada yi asalaamaaleykum kilifa diine yi asalaamaaleykum sama frères et sœurs de parti ak sunu gan yi nga xam ne ñoo fi teew tey di jiital sama nuyoo nag ci waa groupe mouvement Aly Ngouille Ndiaye te monsieur Mayata Ndiaye jiite ko ànd ceeg sunu sœur une grande dame une linguère Marème Ndiaye di nuyu aussi sunu gan gi monsieur Bach Ndiaye mi nga xam ne moo jóge Sénégal représenté fii monsieur le ministre di ko wax dalal jàmm fii ci biir Italie di nuyu sama coordinateur national monsieur Pape Boulé Diaw sama xarit sama càmmiñ mais aussi di nuyu tamit sunu sœur de parti madame la consul générale de Milan di ko wax moom itam kontaan nañ lool ci daje bi ñu daje fii tey di nuyu waa Milan yëpp nag bu ma limee damay juum di kontaan lool ci sama teew fii ci biir Milan fekk ci kan fekk ci waa kër Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye nag bu ñuy wax ci moom dañuy kontaan te dañuy nekk à l'aise ndax lan ñun ñii ànd ak président Macky Sall démb ba suñu jon yàlla yi tey ñun ñi nga xam ne gis nañu taxawaay Aly Ngouille Ndiaye aux côtés de son excellence monsieur le président Macky Sall si loyautéem si engagement am si liggéeyam boolewul dara ak wax ba tax tey fii mu yegg si tey ba son excellence gis si moom ni nit confiance la ba dénk ko li nga xam ne mooy ministère de l'intérieur yaakaar naan président du ko dénk yaafus du ko dénk koo xam ne amul ci moom confiance
moo tax dañuy kontaan lool madame Ndiaye ci monsieur le ministre di kontaan lool ci mouvement bi nga xam ne ñoo fi nekk tey te di def lancement bi fii au niveau du Milan di la wax ni wax dëgg yàlla boo demee nga wax monsieur le ministre bu tëddee na nelaw ndax ñi mu dénk tey mouvement Aly Ngouille Ndiaye bi teewal ko fi ay jàmbaar lañu ndax bët ki de moo Ndiaye waa mouvement national des femmes danoo aye muy le 17 mars monsieur Aly Ngouille Ndiaye nekk nit ku baax wax dëgg yàlla indi soutien ñoom ñu def seen délégation bu mag daal di ñëw teewee ci journée boobu de la femme kon boog ñu ñëw fi tey sunu warugar la ñu ñëw fi tey sunu contentement la di ñëwaat rek ci li nga xam ni moo waral coow li muy ñun ñëpp comme ni ko madame la consul waxee ñoo bokk fi ñuy sotti xëy na ku ci nekk nag ak fa ngay rootee ndaxte ñun dara ñoruñu kenn ñoruñu lu dul son excellence monsieur le président Macky Sall te yaakaar naa ni ku ci nekk ci ñun rek war nga takk sa ndigg ku ci nekk ci ñun rek war nga liggéey pour président Macky Sall faluwaat ndaxte nag nit la koo xam ni am na ay promesses yu mu teg ci sénégalais yi nit la koo xam ni wax dëgg yàlla mu ngi liggéey te am na liggéey boo xam ne war na koo continuer te bu ko diggee sénégalais yi ne am na leneen loo xam ne dencal naa leen ko te war naa leen ko mën a jox sénégalais war nañ ko mën a gëm ndaxte nag chantier yi nga xam ne président Macky Sall teg na ko fi dane fàng te olof Ndiaye nee na lu na fàng kenn du ko jeex moo tax may woowaat ñëpp rek à commencer que suñu camarade de parti ak ñi nga xam ne ñoom leen bokk liggéey bi mooy nanu takkuwaat jubli si li nga xam ne mooy parrainage bi nag mën naa ne récréation rek la ndaxte yaakaar naa ni match bi incha allah rabi ça sera le 24 février en 2019 ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci barke borom Touba Xaadimul Moustapha di ñaan yàlla yal nañu si yàlla may ndam Italie tamit bokk ci ñi nga xam ne ñoo yàgg bokk ci li nga xam ne mooy victoire président Macky Sall di santaan ñëpp nag di gërëmaan ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. c'est pas pour rien que ñu créé mouvement bi du loo xamante ne banalité la dañu gis nécessité am yaakaar ne que war naa mën a nekk ndimbal ci lan mooy saa yu ñëw di xàll mbabal rek dañ ne doom jaa tax kenn ku nekk da ngaa root jëm sawet ñu root ñun ñëpp nag xëy na ñoo bokk ndaa bu ñuy sottee mais ku nekk nga dem ci ak sa engagement kenn deful dara ndax puukare kenn deful dara parce que nag yaakaar naa ne dañu toll moment boo xam ne changement war na am naxante jeex ku nekk wane li nga mënee ak fa nga mënee wane li nga doon parce que dëgg rek moo njëkk te yaakaar naa dëgg mooy mujj bu ñu naxantee tamit bu ñuy ñibbi lekketu kese la ñuy yóbbaale. salaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokki jullit yi sama mbokki sénégalais yi ñu yàlla bool ñu ndaje fi ñun ñëpp tey li ñu fi yëkkati nag mooy leen tey mouvement Danit moo ñu fi yëkkati te li ñu fi yëkkati mooy ñun Aly Ngouille Ndiaye moo ñu yëkkati topp ci ginnaawam sikkin lañ rek gestu moo ñu yóbbaale. wax dëgg yàlla fii mouvement bi dañ koy créé boo ko xoolee 90% ci bokk ñëpp sax ñii bokk ñoon APR ñii PS APR lañ bokkoon mais gisuñ fa seen bopp. ñu xool xam ne suñu leader aussi ku bëgg boppam la te ku bëgg li muy def la ñu xam ne ñun am na fu ñu ko war a mën a féete pour jàppale ko xëccaale ñi nga xam ne gisuñ seen bopp ci mbir mi te bokkuñu fenn sama xaalis nga xam ne bokkuñu woon fenn mosuñu wotal kenn. ñu xëcc leen ñu ñëw pour former jàppale Aly mu jàppale Macky Sall bu gestu woon fenn tam ñu gestu dem fa bon ñun Aly moo ñu yëkkati moo ñu defal tey nag duñ mën a soril wax ji ndax heure bi moo ñu xot dañuy wax rek ñu ñaan ngeen jàppale ñëpp kenn ku nekk nga jéem a récupérer sa carte d'identité bu vote yi ñëwee ngeen bañ a tëdd dem vote ji parce que loolu nag ci la ànd di gën a neexee nit ki booy ànd ak moom tamit bu la soxlaa da nga war a jóg waaye duñ daje def folklore ba pare ba dal desul lu may bis bi war bi ñëpp tëdd nelaw li ñu daloon ren ci Italie gi nan ñaan yàlla nag ren Macky Sall gagné Italie gi yëpp man loolu mooy suma objectif yàlla nañu yàlla jàppale ñu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamina ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp membre mouvement Danit particulièrement section wu Milan ak fii ñu nekk tey di Limbiate vraiment maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di aussi wax bëgg leen aussi ñaax aussi ci affaire u parrainage yi parce que commencé na ñëpp a ngi wër opposition bi ñu ngi wër ku nekk ngi wut ay parrainage dama bëgg fii membre mouvement bu nekk responsable bu nekk nga commencé ci sa biir kër
sa biir kër nga fexe ba ña fa nekk ñëpp am seen carte d'identité signé la seen parrainage soo génnee si sa biir kër nga dem ci sa quartier ci sa zone tey xarit ak tey nga boo leen mënee convaincre ñu signé la sa parrainage loolu lu am solo lay def. donc yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaan rek vraiment ñu continuer di diffuser li nga xam ne moom la Macky Sall def parce que fi mu ne gisuma fii ci opposition bi koo xam ne yeb na ko ci wewu tànk kon boog maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. merci. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant kontaan lool di gërëm sama cousine sama xarit muy Marème Ndiaye ak sama cousin Waly Ndiaye ñoom dañ ma invité pour ma ñëw fekkee seen lancement mouvement bi ma kontaan ci trop parce que Aliou bi sama doom la sama cousin la man nag maa ngi nekk jeunesse ancien conseil municipal là-bas dama démissionné sama poste conseil municipal jeunesse pour le développement une politique de développement pour mon pays léegi nag bi ma sama cousin yi wooyee pour ma fekk lancement bi ma ci kontaan rappel du ko dara wane ne lii tey képp ku nekk Jolof wala sénégalais war ngaa def ay efforts à travers le monde pour développement Sénégal Aliou bi nag daana ma tooñ di ma wax ne ma li nga def Burkina Mali ak Kédougou sax doo ko def Jolof mais mag ñi dañ doon wax naan da ngay xëcc ku gën a sori mbokk après nga door a ñëw ci sa bopp moom nag mën naa ko seedeel dara maa gën a ay ci moom mais ku bëgg Jolof la parce que ñu ngi dajee fii ci Milan kër Waly Ndiaye nii en 2000 may wax ak moom samay projet ci affaire carité affaire suuf affaire buy li ma njëkk a wax soo ko defee Jolof man dinaa def naan boobu ngi bees kenn xamuloo sax ndax dina nekk dans la politique ou pas donc boobu bëgg na goxam su ma yëg waa ne position bu mag la woon parce que li tax mu xalaatoon defar Jolof avant muy lancer politique pour ñu civiliser la ndax politique du dara mooy kenn boo xam ne kii da ngay gis dara loo neexul nga am conviction dindi ko wala gis soo neex feneen nga am conviction ñu def ko sa dëkk kon su may bon Aliou Ndiaye il n'a plus le choix du Jolof kese mais pour Sénégal yëpp la kon nag maa ngi leen di gërëm sant su nga wax nag mu gën a góorgóorlu lépp nekkoon ci lu baax na ko continuer parce que léegi il n'a plus le choix jërëjëf wasalaam. merci kaddu yi rafet na merci madame Ndiémé Ndiaye depuis Genève kaddu yi rafet na kon ñu jàll ci monsieur Khadim Ba mu wax ñu tuuti ci projet yi ak suñu financement yi nga xamante ne mouvement bi defoon na ko au niveau de la BHS te ñu am ci ndam nag macha allah ndax képp kuy immigré rek ku taxaw ne la dig naa la un toit yaakaar naa ne waa mouvement bi mën nañoo dëggal li may wax ndax ñu ngi may dégg te du ay caaxaan ndax yaakaar naa ay jàmbaar rek ñoo fi nekk teel a yeewu guddee tëdd ku koy def ku ne yaakaar naa ne dara jomb la kon buñ ne un immigré un toit lu jaadu la et que monsieur Khadim Ba ñu ngi lay jox kàddu gi nga dëggal loolu waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ci seen sant mais nuyu bi maa ngi ciy jiital le coordonnateur Pape Diaw coordonnateur du DSE. di nuyu monsieur le directeur de cabinet du ministre Aly Ngouille Ndiaye madame le consul notre coordonnateur Maïté Ndiaye et madame Ndiaye et di nuyu aussi Fatou Dipon ak Soxna Maram bi waral bis bi tey waa di leen wax ni que bon dafa am man benn pàcc bu nga xamante ni moom lañ ma tëral pour ma wax ko muy wàllu social muy wàllu habitat mais xam naa du ma leen ko jàngal tax xam ngeen ni Aly Ngouille Ndiaye wax habitat moom yàgg na ko doxal les immigrés quoi lu jiitu muy nekk muy occuper station ministérielle yàgg na doxal immigré di leen jàppale pour ñu am ay logement te ku xam immigré xam ni boo fi nekkee li ngay sàkku mooy boo ñibbee ëllëg au Sénégal
nga am toit boo nekk ak sa njaboot quoi mais wax dëgg yàlla mu si dox ay jéego ba yàlla def mu ñëw fi boole ñu ak ay promoteur en tout cas dans ce sens muy promoteur bu ñuy wax Waly Ndiaye promoteur d'habitat mu ñëw ba Piacenza jàppale ñu si ubbi ñi nga xamante ni ñi amuloon compte corrent au niveau de la BHS ñu ubbi leen ay compte corrent et ñu leen di daggal seen terrain au niveau de Kër Ndiaye Lo ay terrain viabilisé donc comme li ñuy wax lu ne fàng kenn du ko jeex donc moom mi ngi dox ci dynamique boobu. waaw kon ñu jox kaddu gi monsieur Mayeta Ndiaye le coordinateur du mouvement Danit jàmbaar dynamique ñeme dëgg derrière notre coordinateur derrière notre dirigeant derrière monsieur le ministre nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons donc vive la clarté vive la loyauté vive la dignité. Maya 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 Prési. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñépp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jéggalu te di leen jéggalit di leen baalu àq nag ndax toogaay bi yàgg na lool di am mbégte it di dajewaat ak yéen di waxtaan ak yéen ndax xaj na waxtaan wi moom toujours bu jot dañuy dolli rek mais du lu ñuy manquel xanaa tey moom danaa ko xaw a wàññi tuuti ndax buñ toogee suñu kilifa nekk fi sob rek moo tax ma yëkkati parole waaye waruma woon sax a wax fii ndax ay kilifa fi toog tey ah di remercier waa Milan yëpp yi nga xam ne nii ñu ngi fi teew di remercier taabal bu rafet bi ni ñu ko defee di ko commencé ci Maram Ndiaye mi nga xam ne moo waral lii tey ñu fekk si ko fii mu war a samp cellule Milan bii tey nga xam ne ku nekk xam na ne Milan mooy capitale Lombardia bi te ku nekk xam na ne Milan it aussi li muy pesé ci élection ci Sénégal moo waral ñu takku ànd ak moom ñëw fii pour liggéey ànd ak moom ñëw di nuyu it Fat Dipon présidente des femmes di yëkkati it nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu jàllaleel ko femmes yi fi nekk yëpp jottali waaleel ñu koy it rakkam Marie Noël nga xam ne moom wax dëgg yàlla am fu ñu wootee muy guddi muy bëccëg danañ ko gis ñu ngi koy nuyu vraiment di ko gërëm aussi di nuyu Rokhaya Batouré vraiment comme liñ ci wax li ci moom moo ci nekk jarul sax may nekk fii di ko répété comme temps bi dafa dañoo xaw a jàpp ndax jàmbaar la jigéen la waaye yaakaar naa ne li mu fi def góor ñi fi nekkoon sax defuñ ko fi di ko remercier di jëkkati suñu nuyoo yi di ko teg ci loxoom mu jàllale ko ñëpp ñu yor fii affaire administration ak waa consul bi yëpp di nuyu aussi Pape Boulé Diaw le coordinateur national de la DSE bi nga xam ne nii képp koo xam ne nii jóg nga pour liggéeyal APR rek donc moom mooy sa coordinateur ci li ma sama xam-xam bu gàtt li ma jox di dalal it suñu gan yi di leen nuyu mooy le Cissé Ndiaye Basirou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite délégation bi ñëw teewal ñu bés bi di nuyu madame Ndiaye aussi mi nga xam ne nii aussi ku nekk xam na ne moom vraiment ñaar ñu yónni daal ku nekk xam na ne ministre bi yëg-yëg am na fi lool ndax ku ne soxna ak sa chef cabinet bi nekk sa bras droit nga yëkkati leen yebal leen ci ndaje mu toll nii yëg-yëg am na fa bu ngeen demee ngeen remercier li ko lu bare bari di remercier Piacenza Parma ñoom ñëpp gis nañ seen délégation bi di remercier aussi suñu mbokk yi fi nekk du ma ne sax APR parce que soo ko waxee day nuru leneen ndax ñun ñëpp benn lan ñoo bokk fi ñu jëm ndax amul leneen lu fi nekk amul keneen kuy gagné ku dul le président Macky Sall kon donc ñun ñëpp ñoo bokk lépp li nga xam ne moom la ñuy yëkkati di ko tegandoo di dóorandoor pour maanaam benn victoire dès le premier tour donc di leen fàttali
di remercier aussi Ngisali gis nañ taxawaayam Ngisali Sarr gis nañ sa taxawaay rafet na loor yow ak Babacar Sy di gërëm ñëpp it aussi di leen fàttali it aussi li ñu fi dajale rek ndaxte nee naa leen woon tey moom damay dagg rek fu ma ci commencé du ma ko àgg damay dagg rek jigéen ñi moom gis naa leen seen solaa yu rafet yi maa ngi leen di nuyu lu bare bëri mouvement bi nag ñi ngi ko créé février 2017 ñi ngi ko créé février 2017 à Piacenza créé bureau le 19 mars 2017 à Parma donc kon at fan yaa ngi bëgg a bëri tuuti bu doon mouvement boo xam ne ni ay naxaatee ko lal wala leneen wala ki nga ànd ak gëmoo ko wala ki nga ànd ak ay naxe la gëm kon yaakaar naa ne mouvement bi du am ay tànk ñëw ba fii ñu am nag ay représentants yoo xam ne nii ñu ngi cay cellule yépp ñu war leen a mën a monteel ñu nekk fa di fa liggéey bu am solo mouvement bi it aussi créé wuñ ko pour lenn dañ ko créé rek pour xool côté yi nga xam ne gis nañ ne faiblesse am na fa xaj na sax du faiblesse dañ koy tuddee noonu rek faiblesse boobu moo tax bi ñu ne daal léegi vraiment bu fekkente ne ku nekk mën naa jàpp am fu mu jaar ban mën a soutenir ñi nga xam ne ñoo fi nekk pour ñu mën a am victoire boobu moo waral mouvement de soutien bi ñu créé ci 2017 bi di leen xamal ne aussi wax dëgg yàlla am nañ yu bëree bëri di ci ànd ak ñoom ndax ñu ngi ciy dégganteeg ay ñoom coordinateur national Pape Goulé Diaw di ci dégganteeg ñoom Fat Dipon di ci dégganteeg ñoom ñëpp ñi nga xam ne nii vraiment ñoom ñoo yor affaire politique bi fii léeg-léeg sax madame Touré dama koy jël parce que dama bëgg mu feeñ ci politique lu ëpp ndax ku nekk xam na ne sa noon moom bu la gisee nga feeñ ci politique rek da lay daal di bindal loo bindoowut moo tax léeg-léeg sax dama koy tëb nag moo ko toogaay aali ngi ñoo yem di santaat bu baax rek comme niñ koy waxee même délégation waa Bergamo yi ñu ngi ñëw di ñëw suñu kilifa suñu mag sëñ Habib Niang di la dalal aussi sans fàtte it aussi nag kilifa gu mag bu nekk nii toog di sëñ Modou Gueye nga xam ne nii muy guddeeg bëccëg subaak ngoon tàyyiwul toujours bu jot mi ngi ci mbir mi di ci liggéey di beral aussi mention très bien suñu grand suñu kilifa docteur Wali Ndiaye xam naa sax da ngeen ko gis ndax léeg-léeg moom day làqatu du nangoo génn waaye man moom nee naa fu ndaje da ngaa war a génn ndax yow yaay lépp kon donc grand Wali yow xam naa yow ñu ngi lay déglu yow it comme niñ ko waxee rek délégation yëpp ñu ngi leen di nuyu suñu sœur ñu ngi koy nuyu aussi di la yëkkati nuyu bi di ko teg sa loxo nga jàlleen ñu ko waa Genève bi yëpp di la wax vraiment kontaan nañ yal na la yàlla fay ak mbokk gis nañ seen taxawaay rafet na trop vraiment it aussi daal li ma leen wax rek tey moom wax ji du bëri lool ndaxte kilifa yi dañoo toog lu ci bëri ma bàyyee leen ko ñu wax ci di nuyu it jigéen yu mën góor soxna Awa Ndiaye gis naa ne xaw naa battre record bi tuuti Treviso ñu ngi leen di nuyu yéen lu bëri fàttewuma leen nag yéen waa Piacenza fàttewuma leen bu baax yéen Piacenza Parma vraiment fàttewuma leen di leen remercier lu bëree bëri tey moom damay gàttal vraiment damay gàttal jërë ngeen jëf ndax dafa jox sama grand yee tax daal merci soxna Aminata Ndiaye merci beaucoup ok merci jërëjëf jërë ngeen jëf waay suñu mag boot ñëpp xam nga nekk nit koo xamante ne nitu dëgg la du wax lu mu gëmul du dox ci ay caaxaan donc tey bu ñu accompagner ci lii rek ça veut dire que du ay caaxaan ndax bu doon ay caaxaan depuis le commencement kenn du ko ci gis kenn du ko ci dégg ndax moom tempsam est molto stretta donc am na beneen tempo boo xamante ne budul naka day toog di ko perdre ak ñun donc ça veut dire que kon ñun ci li ñuy dox daal ragaluñu ku ragalul fa nga jëm nag moom yaakaar naa mën ngaa fuus kon ñu jox kàddu gi monsieur Habib Niang nekk imam à Bergamo nekk membre ci mouvement Danit kon ñu jox ko kàddu gi. a'uuzu billahi samiil aliim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'uuzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسن بسنة إلى يوم الدين
mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am kontaan yi ñëpp di jiital ci suñu nuyoo sunu sëtu yonent bi toog di Adrame Cheybani di rakko Chérif Cheybani di nuyu sunu mbokk mala di mag di Waali Njaay di mbokk ci bépp côté di nuyu Mayata ak ñi fi nekk ñëpp di nuyu Oustaz Modou Gueye ma lay toog sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di leen sant di leen gërëm di leen wax ne tamit nag am nañu kontaan lool wax dëgg yàlla ñëw toog ci kanam say bokk yi neen toog loolu moo ñu yëkkati man nag li ma dugal ci lii wax dëgg yàlla mosul am ndax ndongal daara laa booy boo ma ne la mbiru politique wala def sax mosuma def dara wax dëgg yàlla mais nag wax dëgg yàlla woykat def ne alkalaamu laftatu masturin isa jaza loqaamun min nawaiha xama nee ne de xol bu feesoo il faut que borom génni ko mu mel ni ki nguuru Macky Sall gii dañ cee gis ñun lu sedd suñu xol rawat ñu ngi làqu tamit wax dëgg yàlla la ma waxoon dama dem Jolof ñu yebal ma ci benn wax sama mag yebal ma ñun kër ak daara lañu yor sëriñ bi yebal ma dem ci benn ndaje ba ma demee ba waxtaan ba pare ma ne ñun ay nit lañ yoo xam ne ay doo ngay daara lañ ku ñu fi deflu dara kenn du la wax dara wax dañoo xool nag ba gis xam ne ñii kat ay liggéeykat lañ bëgg nañ réew ma ña ngay taxaw taxawaay bu ñu war a taxaw ñu am yaakaar ci ñoom suñu xol sedd ju loolu ñu ne lii daal wax dëgg yàlla gis ko mu sedd ni sa xol te waxoo ko soxar la waaw looloo tax day wax dëgg yàlla bii mbokk yi yëngatee lii ma ne kooku daal wax dëgg yàlla ñàkk cee taxaw du yoon waaw ndax kat ñun Jolof wax dëgg yàlla am na nit ku ne wax dëgg yàlla kenn ku ne jaar na fi waaye man lii ma gis ci gouvernement Macky Sall bi Ali Nguy Ndiaye mi bi mu fi ñëwee lii mu fa def maa ngi fay doo gis wax dëgg yàlla te presque maa ngi sama 55 ans waaw ma ne leen gars yi dama yaakaar dafa jur ne kon Jolof day borom day doog a ñëw moo tax wax dëgg yàlla te ndekete moom ndeke yemale ko foofu yëg ndekete fépp la Sénégal gépp la foo dem ñëpp a koy wax loolu nag moo sedd suñu xol moo tax bi ma jógee ma dégg ko ma ne lii de mosuma ci yëngu wax dëgg yàlla xam naa waali dina ma ne at mu jot ma ne dinaa ko seet si te seet yu ma ko te moom wax dëgg yàlla tabaarakallaahu ay famille sa nijaay Yaaba Njaay ak ñoom biram ñoom ñëpp wax dëgg yàlla daawuñ jóg sama kër papa sama papa bu ñëwaal Jurbel sa kër papa la daan daal Malaw Njaay waaw ak Alburi Njaay fa la daan nekk sa yaay xam na ko bu baax yàlla def ma ñëw fi di ndongo nag nekk fee ci ruq see ñuy wax lefe di jàngale ci jàkka ja ne fa di liggéey ne fi parce que def naa fi 30 ans waaye nee naa lu mel nii guléet ma doog cee génn jëm ci lu mel nii te li ko waral mooy lan xol bu sedd ak kontaan may ñaan yàlla gouvernement Macky Sall bii yàlla na ko yàlla jàppale mbay ko deuxième mandat jàppale suñu Aly Ngouille Ndiaye mi mu ànd ak moom tamit yàlla na ko yàlla may ndongal tànk yu ne moom tam ba mu jëm gën a kanam ndax kat lee mu fa def neex na ñëpp bi ma déparé Touba ba ñëw bay jub ngeet gis rond point bi ba ma ko gisee ak corniche ba dama ne këpp na lii kat mosuma koo gis wax dëgg yàlla te yàgg naa fi barki démb kii xam na mi ndoganu la dëkk ma nga dëkk ci begg Daaru Salaam taliba ña ngi ko dawal ba ca seen buntu kër gi mi ngi nii shérif la waaw yonent bi maamam xam naa ne caaxaan da ko tax a wax kon ñëpp bokk nañ d'accord ne ñii kat ñoom la yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla sàmm leen ñii ñaan moment bi yal na ko yàlla jëme kanam ngeen baal ma nag damaa sonn moo tax ma profité wax ji ñoo ngi sant jëpp excellence ñoo ngi lay sant di la gërëm saxawaay waaw gis nga la xale yàlla def na ko ba waaw yàlla def na ko ba pare pour Macky Sall waaw wallahi moom mooy jëlaat réew mi neex Macky Sall mooy jëlaat réew mi waaw ndaxte waa kër Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yëpp sant nañ ko Daaru Salaam sant nañ ko gërëm nañ ko ñu ngi ko ñaanal yàlla fii ba Nimjaat ñu ngi koy ñaanal yàlla te wallahi barke Cheikh na Cheikh Sarr bu yàlla dana ko fol neex na xar incha allah sant na la ngay gërëm ñu jërëjëf Chérif ñu ngi lay dalal jàmm di gërëm aussi Adja Mbodj gis nañ sa présence waaw nga tayoo say jigéenu affaire Milan sañse bi jekk na di gërëm Babacar Sy ñu ngi koy sant ci dérangement bi ak déplacement ak coono yi ko masaw ndax fan yii yëpp noppalu benn yoon kon sant nañu leen gërëm nañ leen encore une fois ngërëm du jeex xanaa kon ñu jox kàddu bi le docteur Waly Ndiaye di suñu grand frère di kenn ci ñun pour ñu eggale ko ndax wax dëgg yàlla bu ne nit baax nañu ne laaj leen ndax ay mbokkam ñoo ko wax ay dipendendem ñun ci ñoo xamante ne moom la ñuy liggéeyal depuis des années donc mësul lekk kenn bàyyi kenn moom tamit Waly Ndiaye ñëpp la kenn rek moomu ko Milan yëpp ñoo ko bokk te ku fi nekk xam nga ko jërëjëf Ndiaye. xam nga lii mënut a ñàkk
dama wax ni kii mooy docteur bii liggéey te yàlla tax lu tax ku jóge Jolof boo ñëwee diplôme boo mën a indi mu defar ko ba wutal la foo xëy ku jóge Kajoor diplôme boo mën a indi mu defar ko bari la xëyal loo am yor say bokk kii mooy Waly Ndiaye xoolal xam nga lu mag di jëriñ du bari at mag lañ koy doyee du bari at njëriñ lañ koy doyee yow am nga njëriñ yàlla na sa fan gudd. bismillahi rahmaani rahim. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant bés bi nag bésu Maram Ndiaye di sama rak di sama jigéen di sama confiance dama ne woon Mayata dootuma wax parce que bu Maram wootee bu waxee waxal na famille bi maa ngi remercier nag consul di remercier représentant APR madame Dupont di remercier sama rakk Pape Diaw nag mais remerciement particulier nag ak Serigne Habib Niang Serigne Habib nee na man mosuma wote mosuma politique waaye gis naa ne yëngatu bi ngeen di yëngatu dana leen jàppal remerciement particulier nag à mon épouse Gaye Wilane Ndiaye ni ko Maram waxee ni muy solalee Maram noonu la may solalee taxawaay bi mu taxaw ci famille bi ñëpp xam nañ di remercier aussi un homme de confiance muy Bassirou Ndiaye di sama rak di liggéey moo Ali yàgg nañ du tey maa ngi koy remercier di remercier nag ñi fi nekk ñëpp am na ku jóg sax ne ah ñun de bu ñu ñëwee yàlla ak yow tax mais bu ngeen ñëwee yàlla ak Ali Nguy yàlla ak Macky Sall ñu ñaan yàlla pour le 24 février mu jàll au premier tour mouvement bi nag c'est un mouvement autonome bu ñu temps bi permettre woon peut-être dana am lu ma ci wax mouvement bi dañu ko sëmb mais dañ koy def pour soutenir le maire Aly Ngouille Ndiaye mu ne ñu man mënu leen ma soutenir te du ngeen soutenir Macky Sall lu ngeen di def pour man da ngeen koy def derrière Macky Sall dégg ngeen bu baax wax lu waral loolu fidélité bi ma am ak moom lu waral loolu basa ngi nii toog parmi tous les candidats présidentiels en 2012 le seul qui a épousé le projet le programme politique du Jolof du maire de Jolof en l'époque c'était Macky Sall bi Ali di def délégation indi ay kaaram CSE ñuy signé seen convention moi j'étais là-bas j'étais en direct loolu Bass peut-être moo leen fi wax Bass peut-être vous dira aussi les réalisations du président au niveau du Jolof politique nag fidélité la laaj ñun suñu mouvement bi mu juddoo mag Mayata wax na ko ça fait 1 an li ñu leen di ñaan du dara lu dawul inscrire lu tax ñu leen di ñaan ngeen inscrire mooy que le président Macky Sall dafa neex a àndal man dama lay wax dafa neex a àndal parce que bu président de la République ñëwee ne man dama leen di defal conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur ñu ne deetawaay mu ne damay def haut conseil des Sénégalais de l'extérieur ñu ne deetawaay mu ne damay nommer un ministre qui est un ex-immigré le ministre de l'emploi ñu ne deetawaay mu ne sur les 15 consulats généraux 13 sont détenus par des immigrés ñu ne deetawaay mu ne 7 sur les 9 bureaux économiques les 7 sont détenus par des Sénégalais de la diaspora mais kooku neex na àndal parce que si on parle aujourd'hui du Sénégal d'émergence bu ñuy wax émergence mënuñ ci exclure la diaspora mais bu ñuy wax aussi diaspora on parle des Sénégalais mais les Sénégalais c'est les accompagner les Sénégalais c'est les financer les Sénégalais c'est les soutenir am na ku fi tudd fii ne Ali bi muy ñëw fii di fi defar campagne di leen jox ay kër waaw dafa daan ñëw vacances de il n'était pas en mission bu ñëwee 3 semaines de vacances yi mu fiy def au lieu que mu tëdd koy noppalu day dem di promouvoir des produits de la BHS dama naan ko yow da ngaa ñëw vacances wala da ngaa ñëw mission
ñii kuñ leen jàppalewul du ñu am nee na ma de man c'est pas que sama rakk la moo tax may wax ba ma génnee BHS di ma indil BHS ba ma fa nekkee sax aw ma ko koo xam ne nag dafa daan jàppale immigré yi bu taxawee tey ne man damay politique jàppale leen ma pour Linguère ñun dañ koy jàppale mu ne ma bu ngeen ma jàppalee pour Linguère tam da ngeen di jàppale président ñun dañuy jàppale président mais président dafa neex a jàppale parce que lii ma wax fii mu ko fi def amul kenn ko fi def consul nee na 750 mètres carrés la jëlee yóbbu ko 1500 mètres carrés nati laay mi ngi nii du ma wax lu ma dugg ña fi ñëwoon ne dañuy ubbi consul général ba ndikkee sama kër la ñu dal def nañ fa 4 jours ba ñu ñëwee fa ñu yóbbu 750 mètres la wax ma jikkoon 200 mètres carrés aujourd'hui on a 1500 mètres carrés passeport da nga daan jël sa train dem ba Rome da nga toog yàlla xam ñaata semaine ñaata weer nga koy soog di jot c'était plus facile nga dagg bi dem Sénégal def passeport revenu légalisation n'en parlons pas acte comment dirais-je carte d'identité n'en parlons pas donc président boo xam ne may na bopp mais maa ngi xool immigré yi la ñuy def parce que immigré yi dañuy participer dans le développement du Sénégal am na ku fi wax ci ne un immigré benn voie la déet dama naan un immigré mën na convaincre peut-être famille yam bañ ko tey ko donc investir sur la diaspora aussi c'est investir pour am ay voix parce que ñun suñu mouvement bi li mu war a def tey mooy bu parrainage yi commencé département bu ñu taxaw région bu ñu taxaw commune bu ñu taxaw ñu fas de sorte que bind parrainé suñu président ñu président Macky Sall du ma jàll nag ci remercier ma délégation bi jógee Genève muy Ndiémé Ndiaye ak professeur Bassirou Ndiaye di remercier aussi Marie Noël moom sama jigéen la sama lépp mais li ñu war a def à partir d'aujourd'hui mooy bu ñu fi jógee ku nekk gox ba nga nekk dëkk ba nga nekk gën a nekk commune ba nga nekk commencé ci parrainage yi mooy jiitu am nañu temps ba le 24 on nous a promis que carte yi dinañ ñëw avant le mois de novembre parrainage yi c'est jusqu'au 23 décembre nañ leen parrain ñëpp nañu dem yóbbu seen carte d'identité parrainer notre président Macky Sall premier tour lay jàll amul sax discussion bu si yàlla àndee le 24 février en ce qui nous concerne nous en ce qui nous concerne notre travail comme le mouvement les autres aussi feront le travail mais ñun suñu mouvement dañu def suñu liggéey li ma leen di ñaan nag mooy àndandoo na ngeen juboo di liggéey xam ne objectif bi benn la objectif bi mooy lan réélire le président Macky Sall maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal ku si jógee na nga ñibbee jàmm yegg ak jàmm mënuma jàll nag te nuyuwuma Ousmane Mbaye Ousmane am na ko fi doon mais rek la prochaine fois xëy na day respecté horaire yi bu boobaa tam ñi nga xam ne si lañ bokk ñu mën leen a jox temps bi si nekk je remercie tout le monde je regrette mais nag vraiment tey moom ma doon dama jéggal am na jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm monsieur Waly Ndiaye conseil yi am na solo loolu la mag di jëriñ ci dëkk merci di jox kàddu gi madame Gaye Wilane l'épouse du ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu nga leen di sant di leen gërëm di ko dalal ak jàmm fii ci Italie dalal ak jàmm ci say mbokk dalal ak jàmm ci say xarit dalal ak jàmm ci say mbokk jigéen ñi nga xam ne fajar la ñuy yeew di tëdd xaaju guddi ñi nga xam ne ñooy lijjanti kër yi ñi nga xamante ne bu dul woon ak ñoom dara du baax dañuy dem liggéey wàcc ñëw lijjanti seeni doom ñi nga xam ne yàgg nañoo dégg jaaraama depuis Diori Guère Ndeela mu Samba Yaaya Sukka ñi nga xamante ne depuis Maam Jaara Buso ba tey ñu ngi dégg jaaraama man nag mënuma taasu ceeg jàmm ak njariñ waa gay ne dina ma tax nag gay jaral na ma changé mbubu nekk géwél macha allah gay li nga def ñëw ba Italie sagal ñu yàlla gis na ko yonent bi gis na ko fi nga bëgg a yegg ak sa borom ko yàlla na fa yàlla yeggali fi ngeen bëgg yaa ngi may dégg président Macky Sall yegg fa yàlla na fa yegg ndax lii mooy wane ne seen Pastef ndax Ali soxla na la ci wetam waaye dalaa yebal fii ci Milan nga ñëw fii pour taxawu ko loolu nag amuñu sa fay ñu ngi lay gërëm di la sant bi kontaan nañ lool macha allah merci beaucoup ngeen baal ma nag. kon nag ñu jox kàddu gi madame Gaye Wilane. asalaamaaleykum wa rahmatullah. auzu billahi mina sheytaani rajim. bisimilahi rahmaani rahim. ginnaaw bi ma sante yàlla.
julli ci yonentam bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm samay waajur di gërëm sama borom kër mi nga xam ne tey jii moo tax ma teew fi moo ma jox autorisation pour ma ñëw teewal ko fi ànd ak monsieur Bassirou Ndiaye muy chef de cabinet maa ngi jiital nag ci nuyoo bi kilifa aada yi ak kilifa diine yi ma fi fekk di leen ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay macha allah bés bi dafa ala daw na may na ba pare parce que macha allah ñu ay jullit lañu te bi ñu commencé lii rek macha allah am benn sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëw dugg si rek sama xol da cee tedd sama xel dal ci di ñaan yàlla tamit ñaan ñi fi ñaan yàlla ko suñu borom nangu lépp lu ñu yéene ci mouvement bi tey jii mouvement Aly Ngouille Ndiaye derrière le président Macky Sall yàlla nañu dem ba gis lu kawe suñu njort yaar na wër wax ma sax Milan waaye yaar na wër Italie wër Europe ba ñëpp xaj ci barke Seydina Mouhamed te liggéey bii ñu sumb tamit yàlla na ko yàlla barkeel waaye tamit balaa may sori il faut que ma beral nuyoo sama kilifa muy Waly Ndiaye di ko sant di ko gërëm ndax tamit mooy suñu kilifa ñun ñëpp normalement su waxee sax man waruma wax mais dama koy wax ne ko tey jii lii yëpp moom la ndax tey jii bu maram amee fit ñëw bay noom monté cellule Aly Ngouille Ndiaye moom moo joxe accord am parce que xam naa fi ko famille bi fekk teg xam naa aussi taxawaayam ci famille bi xam naa tamit li muy jàppale Aly lu mu yëgul ak lu mu yëgul donc Waly sant naa la bu baax Ndiaye gërëm naa la bu baax di la ñaanal yàlla nag yàlla yàggal sa taxawaay te yàlla nag barkeel sa liggéey ba ñëpp xaj ci mais lii nga def tey jii maram moo aaye du loo xam ne da ngeen ko jéggaani parce que nag dañuy fàttali que nag Aly ba mu nekkee Jurbel di jàng nag bàjjen Aly Alburi ñu koy wax Aly Lobe Ndiaye ci Jurbel moo ko fatoon def ci moom la mu war a def tey jii lii continuité rek la donc lii tamit lu ñuy rafetlu la maram kontaan naa trop Ndiaye ñëw toog sa wet jàppale la xam ne ñun démb la woon tey doog a ñëw di ñaan yàlla tamit fii nga teg stance yàlla na yàlla barkeel la yàlla na nga si am ndam vraiment di am kii dama je suis même ému parce que xaw ma lu may wax vraiment parce que ñi fi nekk ñëpp ñii samay ay goro lañu ñii sama ay njëkke lañu ñii sama ay jëkkër lañu vraiment waruñu sax wax may wax mais il faut que ma wax bi rek mooy yeggalee cantu Aly rek ci famille bi parce que vraiment moom moo leen deseel waaye yéen deseelu teen ko dara di ñaan yàlla tamit yàlla dooleel ko di ko ñaanal tamit confiance bi nga xam ne président da ko am ci moom nag ñu dund nag ba président gis lu kawe njortam ñu dund nag ba président Macky Sall nag au soir du 19 février nag ñu réélire ko nag ak nag taux boo xam ne nag macha allah 90% loolu la ñuy ñaan yàlla maa ngi ñaan suñu borom tamit dellusiwaat fii ni ñu toogee nii di monter cellule bi ñun ñëpp tamit ñu ñëwaat encore sargal ki waaye xam naa ni tamit mënuma bañ a lim ay autorités yi fi nekk mais man sama kàddu lu dul cant ak ngërëm rek la donc kontaan lool nag ak di jégglu trop parce que toogaay bi yàgg na yitte yi ñëpp dagg nañ seen yitte ñëpp xam nañ ni étranger neexul donc fii nit ñi amuñu jot nit ñi sonn nañu mais vraiment Aly moo leen ko jaral président Macky Sall moo leen ko jaral loolu moo tax ñun tamit bëgg yëg a koy fay bëgg yëg rek moo koy fay loolu moo tax ñun tamit ñu am sawarte lool nag ñëw vraiment pour ñëw nag won leen ne leen di ñu war a nekk seen biir léegi nag maa ngi nuyu madame le responsable des femmes APR ñu koy wax Fatou Dupont ak xam naa adjointe tam lay nekk Marie Noël di nuyu aussi madame le consul général Rokheba Touré di nuyu aussi le coordonnateur national DCE bu Italie donc di nuyu aussi Bassirou chef de cabinet il faut ma taxaw foofu wax fa tuuti parce que dafa yàgg ak ministre ba dara dul dara moo Bassirou Ndiaye la woon muy def nag liggéey bu am solo ci wetam di ko sant bu baax ci liggéeyam ak taxawoom
parce que nag nous avons été de toutes les batailles xamante nañ bu baax ci li ñuy yëg ak li ñu yëgul taxawaayam rafet na honnête na am na Pastef am na fula am na fayda xaarul Ali ci dara lépp lu ko war ci wetu Ali mi ngi koy doxal di ko wax di ko jëf te Ali yëgu ci dara vraiment maa ngi nuyu aussi Ngisali Sarr vraiment pour sonn ci kii bi la ci organisation bi la di nuyu tamit Babacar Sy Wisconsin Milan nuyu nag délégation femmes yi jógee ci gox yi macha allah jigéen yi jógee Piacenza yi jógee Parma yi jógee Reggio jógee Treviso Venezia di nuyu tamit nag coordonnateur national la Mayete macha allah di leen wax ne tamit processus bi dara umpuma ci macha allah am fu ma teg depuis le début dañ ci liggéey ba yegg ci fii xam nga loolu nag dama si kontaan lool di ko si encouragé di ko si ñaanal yàlla lii mu sumb yàlla ko suñu borom may ndam di nuyu tamit délégation bi jógee Genève donc sama chéri yooyu Ndiémé ak Basirou di leen jaajëfal te di leen masawu tamit ci coono bi voyage bi di nuyu moom Mamadou Roqi Tall nga xam ne waroon na fee teew tey incha allah tey na di nuyu sëñ Modou Gueye mi nga xam ne sànq fii la taxawal sama nijaay waa Ngij di nuyu tamit waa Caserta waa Forli vraiment waa Novara waa Pienza vraiment bàyyiwuma kenn wax dëgg yàlla waa Impérial xam nga di nuyu tamit communicateurs traditionnels yi parce que vraiment seen taxawaay am na solo trop vraiment léegi nag tamit maa ngi nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo yoree communication bi ah sama chéri Ami Ndiaye ak Malick maa ngi leen di nuyu bu baax parce que li ngeen def nii dafa am solo lool waruñu leen a fàtte parce que da ngeen am rôle bu am solo bu ngeen di war a jouer ci kii bi di nuyu tamit ak di remercier tamit ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci com bi donc journalistes yi animateurs yi ak caméraman yi vraiment di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp association yeeg mouvement de soutien yeneen yi ñëw teew yëpp daal sant nañu ñëpp gërëm leen ñëpp daal te wax ne vraiment ministre tamit yëg na li ngeen def yëpp macha allah wax dëgg yàlla amul seen fay yëg na seen Pastef yëg na seen bëgg-bëgg ci moom yëg na suivi bi ngeen koy def ñu bëri xamuñu ko ñu bëri dañ koy dégg rek loolu moo waral tey jii suñu teewaay fu wax ne vraiment bëgg yëgu koy fay te incha allah rabi ñaan nañ yàlla daal lépp lu ñu sumb rek incha allah daal ñu ngi seen ginnaaw daal bu soobee yàlla yal na yàlla def jàmm vraiment yàlla nañu yàlla lafal cat vraiment di wax tamit sama chéri Maram conseil yi ma koy jox rek mooy mouvement moom boo ko xasee ba def yombul am na ay qualité yoo xam ne xam naa ko ci yow ba pare macha allah yaatu nga mën nga communiquer yëg nga nit baax nga mën nga togg mën nga joxe lekk te loolu kese la loolu rek nga mën a def pour am nit ñi ba pare li am solo tamit mooy mouvement bi dafa ñëw pour feccali donc li may wax loolu xam nga fi may waxee feccali la ñu soxla donc lépp loo mën yaatalal dugalal ñëpp bul xool yenn affaires yi yaatalal daal man daal conseil boobu laa lay kii su ko defee ñoo bokk lépp incha allah rabi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq yëpp di baal àq. merci madame Gaye Wilane. jërëjëf kàddu yi rafet na ñu ngi lay sant di la gërëm teewaay bi jërëjëf kon ñu jox kàddu bi monsieur Bassirou Ndiaye ñëw teewal ci tey monsieur le ministre di sunu gan yu mag boobu jógee Sénégal. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen nuyu ci turu ministre de l'intérieur maire de la ville de Linguère responsable APR Aly Ngouille Ndiaye moom mi ñu fi yebal comme ni ngeen ko waxee ñu ànd ak sunu jabar Gaye Wilane li ngeen wax ci moom lépp dëgg la man xam naa ci lu bari baax na teey na yaru na bëgg na mbokki Ali te jëkkëram gërëm na ko parce que man moo ma ko wax ne ma gërëm naa sama jabar bu ma ko waxutoon du ma ko wax donc Gaye li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla may ak sa njaboot ba seen jëkkër fekkee ko ñoo ngi nuyu
vice consul consul Roxeya sama sœur la sama jigéen la jigéenu ministre bi la aussi dañuy faral di jokkoo di waxtaan lu bëri ñoo ngi koy sant ci présence am parce que xam nañ ne amul jot bu ñëwee toog fii ba heure bii yëg APR moo ko waral mais yëg Aly Ngouille moo ko waral mais yëg ñoom maram organisateurs yi ñoo ko waral donc Roxeya ñoo ngi lay gërëm di kontante parce que say dëkkandoo ñoo wax ne gis nañ amélioration bi am ci consulat bi donc loolu ñu lay ñaan loo mënoon na nga ko gën a yokk parce que dara du doy surtout boo jógee ci réew ñëw ci réewu jaambur doxandem ngay nekk ak loo fa mën a am donc ñoo ngi lay ñaanal li nga yéene Milan yàlla jàppale la ko ba nga àggale ko ñoo ngi nuyu responsable femme muy sunu jigéen Fatou Dupont di ko moom tim remercier bu baax ci présence bi ak temps bu mu def ba heure bii ñoo ngi gërëm sëriñ bi wax na dëgg ñoo bokk suñu jolof lim ko waxee noonu la jolof dafa riche ñu baax ñëpp foofu lañ jógee moo tax doom yu baax yëpp fa lañ nekk ba léegi ñoo ngi nuyu Mayeta nee naa ko sa jabar ji boo ko gërëmut nee na doo fanaan këram guddi moo tax mënuma fàttewu moo ko danaa ko gërëm ndax li mu def rëy na trop depuis booba ba léegi mi ngi ci guddi ak bëccëg ñoo ngi gërëm sunu sœur Awa Ndiaye mi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a créé lu mel nii tuddee ko Jolof Foundation ba man ak ministre bi ak délégation demoon nañ fa daaw jéeg mu recevoir ñu ak mbootaay ñi ngi gërëm ñëpp ji fi nekk samay frère ñoom Serigne Malick ñoom ñëpp mais ñaar ñi muy mujjee mooy maram sama jarbaat la maram ku baax la baax gi moom ñëpp ko wax te tey na bëgg na mbokk maram li nga bëgg yaa ko xam te yaakaar na ne yàlla dana la ko may ki may mujjee gërëm mooy Waly ni ngeen ko waxee nii léegi xañ na buñ na diw baax na ndax ay dëkkandoo moo ko wax mais kii nii rek la war a mel parce que xam waajuram Pape Malaw ak yaayam Alburi nii la mën a mel ministre moom ma wax Aly Ngouille nee na ma ba may jàng Jurbel booba Pape Malaw seen papa infirmier la woon te temps yooyu salaire u infirmier demewul noonu te Jolof yëpp fa lay nekk si kër gi bu daan jënd mburu nee na saako lay def paa bi ñëppay am reer añ dara du manqué te booba du moom rek moo fa nekkoon di jolof-jolof booba région de Diourbel la woon Louga amutoon Ali nee na ma paa bi ñoom ñëpp moo leen yor maire bi yor leen dundal leen aar leen ay njabooti jàmbur donc moom tey bu mel nii dafa yor tànki waajuram la jaar donc coono buubu sa waajur daan daj ci doomu aadama yi yàlla leen ko yàlla fay te am nañ si yaakaar yàlla na ko fay donc Waly ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax man mii di wax ak yow rek bu ma waxoon li nga ma defal fan yi bon dana mel leneen mais maa ngi lay gërëm di la sant yàlla na yàlla fay maram sa mag ji fa nga ko yéene mu àgg fa yàlla na ko yàlla yóbbu beneen affaire bi mooy li ñu fi indi tey mooy jàppale suñu président si kan lañ koy jaaree mooy si le ministre Aly Ngouille Ndiaye maire de la ville de Linguère kan mooy Ali fi mu jaar wax nañ ko duma si jaar mais day doon nit ku yàlla baaxal muy nit ku bëgg mbokk muy nit ku gor mais muy nit ku am fulla am fayda lépp lu mu am Jolof moo ko gënal lépp lu mu mën Jolof la ko yóbbu parce que nee na un jour ba may jàng Linguère jànguma école privée kenn fayulu ma ba may jàng Limaamu Laay jànguma école privée kenn fayulu ma ba may jàng école politique kenn fayulu ma donc tey lépp lu ma am war naa ko delloo njukkal waa Linguère ñi nga xam ne ñoo ma teete woon tey muy nit koo xam ne kii bi mu jógee yàlla may ko place bu muy liggéey muy BHS Banque de l'Habitat muy jàppale doomi Jolof ñu bëri tey bu ñu amee kër Dakar moom moo tax ñuy dem ba yéene si Jolofam gën a rëy mun a kat Jolof ñàkk na koom-koom
ñu def benn rencontre Momar Ali Ndiaye jiite ko ñu woo Jolof Jolof yëpp ñëw moom ñu jox ko côté finance bi biñ ko joxee moom parti biñ ko joxoon sooxewut boobu la créé Jomet muy ay banque 7 agences ci département de Linguère ci xam-xamam ak ci ndimbalam ak ci moyam la duggee donc kooku bu taxawee na bëgg naa Jolof war nañ ko xam muy dem di dem ba xam ne Jolof am na lu mu soxla te xëy na moyam attunu ko mun a kat xaaral ma def politique ndax am na yoo xam ne boo ko bëggee say moyen permettre lu ko mën nga dem politique fa ñuy décider nga fekkee ko loolu moo ko waral en 2007 mu ne day bàyyi banque habitat boobu ñu bëri dañ ne woon est-ce que mi ngi koy tey ndax demoon na ba échelon yi bu mu war a am yëpp mu am ko mu ne déedéet ambition yi ma am Jolof fii bu mu fi nekkee du ma ko mën mu démissionné banque habitat bi mu démissionné mu créé société am dugg ci habitat engagé wu politique en 2008 ñu nii ñëpp fañ nekkoon ñu bàyyi ñëw fekk si ko jàppale ko parce que xam nañ ne kii doomu Jolof la te bëgg na Jolof te mën na ko mu dugg ci politique bi jaay ay biens daj lu nekk parce que booba ku jubawut ak Ablaye Wade il faut que nga sa loxo set wala nga am fit moom lu ne daj na ko convoqué nañ ko gendarmerie convoqué nañ ko police yónnee nañ ko ay enquêteurs pour seet ba xam ndax lim yor leew nam lewut mais muy doon doomu Jolof di doon sëtu buur ba fit nekk ci moom der di daw ci yaramam der ci gor mu ne damay continuer damay engagé ñu dem bi ci biir ñu promettre ko lu ne mu ne du wor day dem ba keroog élection yi ba muy jege en 2012 candidat yëpp ñëw nañ seet ci ko ñu bëri fekkee naa ko man mii di wax ak yéen ku nekk aali ne leen man sama bopp taxul ma jóg mais Jolof moo tax ma jóg ku bëgg ma jàppale la da ngay jël programme Jolof bii fekk boobam président Macky Sall wu dem na Jolof di def fa 8 jours guddi ak bëccëg muy daw àll bi ba yàlla day ko muy dem Matam ñëw Linguère jaar kër ñoom Aly Ngouille mais boobu fekk ku fa deuxième fois bi mu ñëwaat rencontre ministre bi këram troisième fois bi maa ngi toog mu ne ko Aly Ngouille ñëw naa sa kër ñaari yoon te ñëwoo sama kër benn yoon damaa bëgg nga ñëw sama kër keroog ba muy dem këram man mii ci laa woon ak keneen bi ñu demee ñu waxtaan Aly yëkkati programme na ko programme bii moo nekk ay programme Jolof te ay doomi Jolof ñoo ko bind te keroog bi kay doomi Jolof di bind Aly Ngouille ministre moo leen fay boobu nekkul ministre moo tax may wax Aly ci alalam ñu wër Jolof xool lan la Jolof soxla tey ñu bind ko ci kayit keroog ba ñuy dem Aly daf ko jox Macky Sall Macky liir ko ne ko may ma ay fan ma liir ko bi mu ko liiree mu ne ko d'accord naa ak yow li nga ci wax lépp bu soobee yàlla bu ma yàlla mayee nguur gi te danaa ko def muy lan booba Jolof xam ne ne mar na ndox la bëgg booba Jolof xam nañ ne amul yoon booba Jolof xam nañ ne koom-koom amu fa mais lépp Macky Sall ne ko bu soobee yàlla bu ma yàlla mayee nguur gi danaa ko def Aly ne ko bu doon sama sàggo de dañuy dem Jolof nga wax lii seede Jolof Jolof yi toog ëllëg lu mën a xew ñu xam ne waxoon nga biir Jolof président ne ko diir bi xat na mais xoolal fu la neex ma ne ko nañ tànn man foofu ma dëkk nañ dem Ravin ñu luyee salle ñu woo Jolof Jolof yëpp ñu ñëw keroog en direct lañ ko def rajo Jomek bi nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye moo ko def Jolof direct Dakar Macky Sall di wax Aly Ngouille di wax ba ñoom ñaar ñu fasante kóllëre googu bañ fasante kóllëre googu la Aly Ngouille ne bis ni ki tey jeex na jaay na ay biens kër jaay na ay alalam sóobu ci campagne bi ne ko Macky loo am joxal waa APR man lu ma am jox samay gaayan mu lee oto jox nit ñi xaalis ñi carburant ñu wër département bi yëpp daanañ am ay fan yoo xam ne dañ daan réer ci àll bi fanaan ci àll bi ndax lan wut ndam rek booba ba élection yi ñëwee te booba ñan la jàkkaarloo woon nag booba Habib Sy directeur de cabinet président de la République il est puissant Djibo Ka ministre d'État la
PCA yi waxuma leen directeurs yi waxuma leen conseils yi waxuma leen ñëpp jàkkaarloog moom kese lu ne daj na ko mais nit ñi topp ko ak jolof yi parce que lam leen ji moo ko tax keroog bi résultat yi génnee bañ na ndam jolof président de la république dafa woo Ali na ko ndam yi ma am yëpp bu jolof moom si nga gën a neex loolu muy sunu ndam te ndamoowu ko muy succès te ndamoowu ko keroog bi ko yàlla ñu defee ministre daf ne naa woo ñëpp tàllal ñëpp ka nekkoon opposition ka nekkoon beneen parti ka nekkoon ñëpp la tàllal tey ñun sunu ministère boo fa demee cabinet ba ña nekkoon opposition ñoo fa ëpp parce que daf ne naa yee yaatal parce que jolof ñëpp ko bëgg kenn bañul Aly Ngouille yàlla nag du def ku parfait mais kuy waxal yàlla xam na ku baax la kuy waxal yàlla xam na ku bëgg jolof la moo tax bi président ñëwee fekk la fa Aly defoon ministre bi defoon na fa ay tool defoon na fa ay unité de production unité de transformation en céréales locales njéemi mii waa mën na see xam dara def benn daara def benn lingeere jigéen ñi di transformer saabu ak jus te booba nekkul ministre mu jàppale jigéen ñi financé leen ay projet ñi di def ay tool maraîchage ñi di def lu ne ñuy jaay tey boo demee Linguère lim am koom-koom bi tey dañ ne yàlla lu ne moom la mais c'est loxo Aly Ngouille Ndiaye la ko jaarale président de la république ñëw lam waxoon lam sa def benn Linguère indépendance ba 2012 87 forages la amoon département bi yëpp 87 forages indépendance ba 2012 te amoon na yu pan président Macky Sall ñëw 2012 ba tey def 59 forages yu bees plus de 40 ans ki ñëw def gut 6 ans def 59 forages donc loolu ndox ma am na piste de production yi wax nañu wax Linguère dolli Linguère Labgar Daara dolli Touba Linguère lépp président de la République moo ko def yoon dootoo dem fenn bay réer éclairage public ñi xam nañ li fa ministre bi def biir Linguère def nañ fa 5 kilomètres yu bees Daara contournement bi am na ko wax léegi sëñ bi lépp président de la République moom moo ko def donc moom dañ ko rendre hommage te loolu jeexagut mu ne Linguère daana leen jàppale mutuelle éleveurs yi fa nekk sàmmkat yi mu yëkkati 100 millions jox leen lycée bu bees mu tabax mu ñëw indi fa aliment de bétail bi jur gi xiifee boobu ak léegi 100 milliards 2012 ba léegi président a injecté 100 milliards de francs ci aliment de bétail te aliment de bétail bi nga wax ak ñan la Jolof moo ëpp nag moo ëpp xiif ren jii bi bënd mi amee commencé taw jur gi dee Sénégal gi yëpp président daf leen jàppale jox leen ku ne xar boo deel mu jox la nag boo deel mu jeex la parce que boo jeexal mu jeex la loolu ko amul yërmande mënoo ko defal sa réew donc loolu boo ko defee Jolof bon Jolof desalutuñ ko dara wax dëgg yàlla président lam digle woon ak ministre bi def na ko te nag bi mu koy def ne Aly Ngouille taxul déedéet parce que Jolof dafa soxla woon loolu président de la République dafa tëddee njaxanaay priorité lay xool te Jolof priorité mooy ndox càmm gi jur gi ak yoon te yëpp président def na ko au niveau national du mu si wax am na ko wax léegi càmm xëy na am na ay points jam ñaajo parc industriel bi ministre bi Aly Ngouille moo ko négocié ji Chine defar ko ba mu àgg yàlla def daaw ñu nekk ministre intérieur donc moom loxo ma ngi si jam ñaajo arena ñi wax nañ ko logement gouvernement bi nga xam ne ministère yi tey toxoon nañ dem jam ñaajo rek économie bu si nekk mënuñ leen ko wax c'est des centaines de milliards donc loolu avantage la beneen avantage mooy boo xëyee dem jam ñaajo da nga liggéey parce que amatul maa ngi dem Sandaga amatul maa ngi dem pharmacie amatul maa ngi dem fenn te obligé nga toog ña daan lambari si bureau jàmbur yi duutuñ fa dem parce que boo jógee jam ñaajo yi te jël taxi fay ko 20 000 25 000 xamoo ndax ka ngay seeti dana la ko joxam déet donc avantage bi si nekk ñun xam nañ ko bu baax TER train express régional bi ñu def mais waxuma rek jam ñaajo aéroport déedéet dafay desserter banlieue bi Pikine Rufisque Guédiawaye dana am 14 gares yoo xam ne yëpp dafay taxaw te gare bu ne dana am des bus diviseurs mooy bus dañuy taxaw ñu wàcc ñu yóbbu leen fi ñu jëm
loolu émergence la donc président de la République mënuñ ko bañ a ñàkk fay. li ñuy wax leneen bëri na mën nañ fi fanaan ce qu'il a fait bëri na mën nañ fi fanaan programme des cités religieuses këru diine boo dem tey bu fa demee gàcce ngaalaama du sëgg Tiwaawoon lam fa def xam nañ ko Njaasaan lam fa def feeñ na barki démb rek Laayeen porte parole bi doomi xale fi moo ne président yi fi jaar yëpp def nañ mais li fi Macky Sall def kenn defu ko fi personne barki démb personne l'a fait donc lii jar na ndax ñu pare ne Macky wala déet je pense que lii mu def jar na ñu pare na ko ci parrainage bi lay mujjee mooy élection législative yi fi passé 2017 lu fi xew dafa ëpp parce que 87 listes moo amoon 87 listes naka la nit ñëwee mën a ñëwee jël bulletin 87 yëpp ne damay wote te loi bi daf ne commune bu am 600 électeurs da nga war a am bureau de vote loolu boo ko calculer au niveau national dana ëpp 12000 bi bureau de vote 12000 bureau de vote yëpp ku nekk candidat bu nekk nga war a wutal ko bulletin muy candidat bu sérieux ak candidat bu sérieux wut bulletin yi ñoom ñoo war a tolloo loolu le coût kenn xamul ñaata la te li ñu évaluer avant alternance dañ ne chaque candidat avant alternance avant 2000 di ñëw chaque candidat rek état bi dana si dépenser 200 à 250 millions 200 à 250 millions alternance ak léegi ça fait presque 20 ans loolu tey boo ko doon évaluer dana nekk 500 millions pour chaque candidat loolu est-ce que Sénégal attan na ko est-ce que Sénégal mën na ko te loi bi def nañu benn jour la ñuy wote amuñ droit wote 2 jours te boo passé 20 heures ñu ne ña ngay sàcc ña ngay jéem a fraude ña ngay def lenn te dimanche nga ko mën a def donc loolu il faut ñu xool ko mënta wéy si le président ami idée na nañu waxtaan bi ñu waxtaanee woote na waxtaan ba sonn woote na fi njëkk na fi woote ministre Aly Ngouille intérieur cadre de concertation pour le processus électoral am ñu bañ ne ñoom duñ ñëw audit sur le fichier woote na ko am ñu bañ am ñëwut barki démb comité de suivi sur le processus électoral woote na ko am ñu bañ na ñëwut ñoom parrainage ils sont contre parce que kii la ñu war a kii ak kii ak kii mais keroog ba ñuy lancé jour bi ne nañ ñëw les coordonnateurs ku nekk coordonnateur de parti na nga ñëw jël sa fiche ñoom ñëpp a daw ñoom ñëpp a ñëw donc ñoom li ñuy wax ak li ñu gëm contradiction toujours moo fa nekk te avantage yooyu si nekk bëri na te parrainage bi c'est pas lourd lan lañ la laaj 0,8% fichier électoral bi yëpp 6 682 075 inscrits la ñu ne la wutal 0,8 à 1%. 0,8 mooy représenté 53 000 et plus cher 1% bi mooy 66 000 électeurs bu la neexee nga yem foofu mais nag condition la bu ñu demee ba nga xam ne ñëpp def nañ seen parrainage dépôt liste bi mi ngi commencé le 11 décembre ba le 26 décembre la ñuy clôturer buñ paree ñu yóbbu ko conseil constitutionnel feuille yi ak liste yi dañ koy def sous forme de clé USB nga déposé waale ko parce que mënoo trier conseil constitutionnel du mën a lire rek mais clé ak seen xañar am na seen xañara am ñu ko waxee seen xarañ am na nu ñu koy defee ba ñoom danañ xam mais ku njëkk a déposé nag liste nag ku njëkk a déposé nga keneen ku si topp dañuy xool tey fekkente ne Ami Ndiaye moo njëkk a déposé listam man ma ñëw déposé après Ami Ndiaye man Ami Ndiaye bu amee ñaari yoon Serigne Mbaye Serigne Niang bu amee ñaari yoon Serigne man may perte parce que kii moom ma njëkk a déposé 3e bi dim noonu 4e bi noonu 5e bi noonu mais yooyu yëpp mën na am sax nit ki ñu déposé loo mu juum ba léegi yoon may na ko ne ko nag bu dee doublon la moo tax nga manque 0,8% mayaat naa la yow coordinateur bi demal ba 48 heures nga complété waat
xam nga loolu ku naroon ay caay-caay wala ay lëj-lëj doo ko def may na leen 48 heures ñu demaat mais nag bu dee am na ay sanctions yi mooy lan fiche bu ne dafay am un collecteur ci suuf collecteur yow yaay dem collecteur ci boo ko tayee nga bind Waly Ndiaye bind Waly Ndiaye numéro change numéro carte Waly Ndiaye ba yow miy collecté tu es responsable parce que li nga def xam nga du yoon man Bass Ndiaye nag bu ma demee bind si liste Ami Ndiaye bind si liste Waly bind si liste Gaye bind si liste keneen man bu boobaa man la ñuy sanctionné parce que li ma def man maa ko tey mais le candidat moom il n'est responsable de rien donc loolu aussi danañu permettre élection yi non seulement coût bi ngay dépensé si bulletin yi dana wàññeeku l'autre jour le ministre de la justice Ismaïla Madior a bien vrai de dire que ne bu benn yoone sax bala ñoo dem jëli ci fiche yi da ngay déposer sa caution parce que loolu dana permettre les candidats fantaisistes du ñëw am na xam ne dañuy def rek pour ñu bi bind seen tur nga dem na jël na mais du nekk candidat te pour éviter aussi ay candidats régionalistes code bi def ne sur les 14 régions du Sénégal il faut 7 régions dañ la parrainer lu mat 2000 il faut que 7 régions man tey bu may jolof man waa jolof yëpp ma dem Linguère jël 0,% yëpp département wala région de Louga man loolu candidat régionaliste la te loolu baaxut te le Sénégal est un pays laïque ñëpp ko bokk amut xeet bi amul ma sàmm amul ma sàmm mais 7 régions yi moom par force yaay xool nag région yu la neex mais da nga fa am 2000 ala rek nga wuteeku léegi nag boo demee yow bay déposer sa total nga am exemple 0,9% diaspora bi nag léegi ñooy ñëw na compléter la parce que diaspora bi représentation diplomatique état la ñuy considérer ñoom représentation diplomatique ñoom seen lépp li ñuy boole jox la ko yow ñoom duñu leen dugal ci benn région parce que parrainage bi dafa am région par région amul département région Louga région de Kaolack région de Thiès région la doon yéen nag seen quota dañ koy dugal ci total bu dugg si donc loolu yaakaar naa ne leer na nañ président réew mi yëpp danañ si def économie financièrement temps bi aussi danañ ko économiser les candidats fantaisistes dañ leen génne te bu boobaa aussi kuy dem jàkkaarloog réew mi ñu xam ne réew mi moo la parrainé loo am muy noonu donc daal vraiment yaakaar naa ne gudd nañ te njóobeen yi xam naa ne reer bi la ñuy xaar mais kontaan nañ ministre bi Aly Ngouille Ndiaye kontaan na si yéen te lii muy def fii du fii rek lu tax nga xam ne moom jàppale président de la République moo ko ñor ñun ñii di wax ak yow kii xam na si dara dañuy dem Touba dañuy dem ay Diourbel dañuy dem ay Thiès fu ne fu mu xam ne mën na fa jàppale président de la République daf koy jàppale parce que loolu buñ ko defee président de la République lépp la mu liggéeyal Sénégal dañ ko rendre fi may jeexalee nag mooy am na kooku fi wax léegi nit bala ngeen a am ndam da ngeen di ànd te ànd bi moom la ñuy ñaan il faut ku ne am loo bay ñu xool benn intérêt lii du élection législative du élection municipale élection présidentielle la Macky Sall kese mooy nekk candidat du keneen ñoo ngi leen di ñaan waa Milan yéen ñëpp Fatou Rokhaya Ibra sëñ bi ñeen ñëpp Waly ku si mën dara rek def lu baax ngeen dox ko tànk bi pour espoir bi gën a rëy pour xol yi gën a ànd ëllëg ngeen am lu nekk maram encore une dernière fois maa ngi lay sant di la gërëm kontaan nañ trop Waly merci coordinateur Mayta jërëjëf Ami jërëjëf sëriñ ñeen ñëpp jërëjëf maa ngi gërëm ngay merci beaucoup. waa alhamdulilahi rabbil alamina kon ñu ngi sant monsieur le représentant du ministre bu baax di ko gërëm vraiment kaddu yi rafet na kon xanaa rek li ñuy wax ñu dellu si waat ci histoire un tout petit peu lii la Alboury waxoon keroog ba ko buur buñ naan bara songee ñu bett ko ñu ñëw ne ko sa dëkk baa ngay toj mu ne ana Alboury Birame Penda Mboye ñu ne ko ma nga fa ana Lam Koddu Tuube Layti Tamu ñu ne ko ma nga fa ana ku ne mu ne ana ñu ne ma nga fa mu ne boobu dëkk seeni borom ma nga fa kon nag boobu dëkk seeni borom moom fi yow Njaay mat nga li nga doon dox nga sa cër kon nag jërëjëf nuyoo bi yegsi na ngërëm li yegsi na li nga def rafet na jërëjëf sant nañu la gërëm nañ la sant ñi fi teewoon ñëpp nag invité yi
imam Abib Niang ñu ngi koy sant depuis Bergamo di sant Rokhaya Ba Touré di sant monsieur Pape Diaw aussi di sant waa APR Milan di sant aussi suñu griotte yu baax yi nga xamante ne ñoo fi teew waa Ousmane Mbaye ñoom bàyyiwuñu kenn sant nañu leen gërëm nañ leen association yi ak ñi fi teew ñëpp jàpp ci bis bi gërëm nañu leen yal na yàlla fayal ñu leen alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayidina muhammadin lil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa naziril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. waaw ñuy gërëm ak sant lu bari nag waa D24 ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon ñoo nekkoon ci xarala gi ñu ngi leen di maram mu ngi leen di sant lu bari di leen gërëm yéen ñëpp di leen wax jërëjëfati Aly Ngouille Ndiaye mu ngi sant di leen gërëm di gërëm waa D24 di leen wax ca kaw ci kanam ñu jox sëñ bi rek mu def ñaan bismillah. waaw yéen ngeen jëm mbokk yi ñoo ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla lii neex na lool wax dëgg yàlla tabarakallah yaakaaroon na tamit ni ko abi wa ak yonent bi daf ne xubbul watan min al iman yi nee na nga bëgg sa réew mi ngi bokk ci gëm yàlla te lii bëgg sa réew la man mii looloo ma indi fii gis Aly mii lii mu def mu neex ma moo sedd sama xol moo ma dugal ci lii wax dëgg yàlla kon ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla may ñu ndam ñun ñëpp nañ jàng Faatiha ak Falaq ak Naas jàng saatu Faatiha ñaan yàlla yàlla na yàlla dajale waat ñu ci jàmm li ñuy def yëpp yàlla na ko yàlla barkeel a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin. waaw kon jërëjëfati rek. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di baalu ñëpp ak waaw pour revenir au vif du sujet ñu ngi gërëm waa D24 ci interview bi macha allah journée bu ñu am rek gis nañ ni ñu ci taxawee jàpp ci bu baax couvrir événement bi loolu ñu ngi leen ci sant di leen gërëm bu loolu weesee tey li ñu fi dajale woon mooy célébrer tey ji montée cellule bu Milan bi donc dont la présidente est Mame Maram Ndiaye donc gis nañ tey ji la réussite de cet événement gis mobilisation bi ñëpp wuy si nañu donc mu nekk une journée importante boo xamante ne dañoo saisir un moment important pour def ko mooy que dafa coïncider avec parrainage bi donc ñu ciy profiter aussi di lancer wàlle un appel ak suñu membre yëpp ci mouvement bi bëgg rek ñu fullaal parrainage bi ndax c'est une chose très importante dinañ porte à porte fu ñu war a dem dinañ fa dem dinañ dem Caserta Bergamo waaw waxtaan ak ñëpp rek pour parrainage bi de ce fait bu ko defee ñu xam naka lañ ciy liggéeyee ensemble donc suñ deuxième sortie incha allah loolu lay doon mooy dox ci parrainage bi parce que il est temps donc puisque le temps ne nous attend pas ñu ngi farlu daal taxaw incha allah pour jublu ci liggéey boobu ñu ngi gërëm ñëpp du nuyu ñëpp vraiment di kontaan tey jii ci réussite journée bi parce que tout le monde était présent le représentant du ministre au Sénégal était présent Bassirou Ndiaye ñu ngi gërëm aussi Madame le ministre Gaye Wilane aussi di saluer la présence de tous les membres yi nga xamante ne ñoo jógee Bergamo ñi nga xamante ne ñoo jógee Parme ñi nga xam ne ñoo jógee Piacenza donc gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp merci beaucoup